asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne YouTube Chez Bilo donc tey jii nag li ma leen indiloon mooy maanaam benn dessert boo xam ne mun na nekkaale en même temps ndekki donc su fekkee ni rek da nga xaw a tayal tuuti rek mun nga ko defar nga xam ne du la jëlal benn temps du tout li ci gën a gudd mooy li nga koy dugal ci four bi peut-être à la limite sax loolu laay wax ni donc tey jii ñu ngi koy wax donut boo xamante ni amul glucide muy naan donut boo xamante ni ñi nga xam ne dañu am gluten intolerant nga xamante ni seen organisme ñamewul nanguwul gluten mun nañ ko utiliser tamit donc c'est fait à base de tey jii bu amande bi la ñuy def poudre d'amande beneen yoon dinañ def boo xam ne c'est fait à base de farine de coco donc ñu wan leen ñaar yëpp am na tuuti différence si ni nga koy préparer mais sinon yeneen farine yëpp yi nga xam ne ay flocons d'avoine nag yooyu noonu yëpp boo ko amoon en poudre même processus bi ngay def que bu fekkee ni amande poudre d'amande bi nga yore nii donc kii bi rek moo si différent bu fekkee c'est fait à base de farine de coco ndax coco li muy jël liquide bu bari donc sans plus tarder li ngeen gis ni moo nekk kii bi poudre d'amande bi donc gis ngeen ko nii dafa nekk maa ngi yore 1¼ cup mu nekk maanaam 125 grammes bu poudre d'amande donc yore fi 2 cuillerées à soupe bu huile de coco ku mu neex mun nga utiliser beurre par exemple même ratio bi la donc même quantité ngay def 2 cuillerées à soupe huile de coco ou beurre ñu amee fii aussi cannelle muy cinnamon loolu selon votre goût la ñu yore fi ñaari nen yore fi vanille def naa si tamit tuuti fleur d'orange yore fi lait d'amande laa yore bu la neexee mun nga jël lait de coco aussi ñu yore fi sugar substitute muy remplaçant wu sucre bi nga xam ne moom la ñu tàmm di def tout le temps su fekkee ne bëgguñu utiliser sucre mu nekk Swerve wala erythritol donc mun nga utiliser loolu ñu amee fii bicarbonate de soude muy baking powder ñu ngi si amee benn cuillerée à café bu bicarbonate yore fii pincée de sel aussi donc li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencer mélanger affaire yi donc nga xamante ni doo bi pâte bi moom jarul liggéey amul liggéey bu bare boo mélanger lépp rek après da ngay commencer dugal ci four bi mu daal di commencer togg. voilà gis ngeen li ma def léegi mooy dama jël kii bi poudre d'amande bi ma daal di ci jaxase kii bi huile de coco bi gis ngeen ko su la neexee nga seeyal ko mais man seeyalu ma ko moo tax ma doon ko travailler nii ci kaw ci biir poudre d'amande bi ba nga xam ne lépp dafay laal ci huile de coco bi léegi ma daal di jël sama sucre substitut de sucre bi mooy liy remplacer sucre bi ñuy utiliser ñun bu la neexee keneen ku mu neex nga utiliser stevia wala nga utiliser aussi bu fekkee agave nga bëgg wala même lem mun nga ko def mais man dama arrêté yooyu noonu yëpp donc def ci kii bi rek nu mu tudd remplacement wu sucre bi nga xam ne daf may jox comme consistance su sucre nu mu mel quoi léegi ma daal di koy jël ak bicarbonate bi ak pincée de sel bi donc daal di koy def fii yëpp yi nga xam ne bagage yu wow yëpp laa jël mélanger leen donc def leen nii léegi su ma paree daal di def juste benn puits ci digg bi gas benn genre kàmb donc daal di ci toj nen yi su la wóorulee ndax nen yu bees la nga toj ko feneen séparément comme li may wax chaque fois gis nga ma daal di jël lii 2 cuillerées à soupe bu meew la mais man bi lait d'amande la su la neexee mun nga jël lait de coco par exemple wala gloria wala meew bu la neex rek gis nga ma daal di jël sama vanille bi mu ngi nii ma def ko ci war naa ci mën a def tuuti kii de cinnamon su ma ko xalaatoon dama ko doon mélanger ak yeneen yi avant mais tuuti rek laa ciy def soupçon parce que après moom la ñuy def ci moom la ñuy wëralee def ko suukar mu nekk ci donut yi gis nga fii laa koy bati nga xam ne du ma salteel kii ndab yu bare bu mélangé woo rek jeex na
dañ koy daal di ñëw dugal ci four bi donc ñu ngi préchauffer suñu four mi ngi nekk à 350 degrés muy maanaam 160 degrés yooyu noonu gis ngeen pat bi jeex na tàkk lépp mélangé wu na du ñu def rek lu dul commencer léegi def ko fi nga koy lakkee donc ku mu neexoon tey bu fekkee cake kese nga ko bëgg a def bu nekkul donut mun nga ko def aussi lii comme cake la mais man maa choisir jël à la place def ko donut pour naxee ko gars yi gis nga sama muul yaa ngi nii muulu donut yi li may def mooy xaaral ma def benn par benn sax ndax mu bañ a xat damay jël rek teg gis nga benn kuddu laa jël moitié wam moom laay def naa teg nii rek après dinaa ko ranger waat donut bi nag Simply Misty moo koy defar mu neex ba bëgg a dee moom tamit si moom laa ko gisee woon ma essayé ko mu neex vraiment ma daal di si def samay quelques touches personnelles mais vraiment neex na pour ñi nga xamante ni dañuy def keto donc moom aussi mu ngi yore kii bu bien sax boo xam ne pour ñooñu la donc gis nga damay bëgg rek pour pax bi mën a feeñ nii tuuti par exemple bi dina ma permettre ma gis yi nga xam ne dañoo fees ba ëpp gis nga jeex na dañ koy dugal ci four bi donc 350 degrés comme ni ma leen ko waxee pour 10 à 15 minutes maximum donc mais dès que surveiller ku nekk yaa xam sa four nu muy demee nga xam ne suñ ñëwaatee rek day pare ñu daal di koy génnee incha allah. gis ngeen donut cake yi ni mu gaawee donc pare na mi ngi jël 10 minutes ci sama four man 10 minutes la jël donc boo buggee xam ndax pare na da ngay dugal comme ni ñuy def rek yeneen yi boo insérer par exemple sa cure-dent nga gis ni mu génn te taqul benn pâte. Donc ça veut dire que pare na donc dañuy ñëw rek commencer ko génnee su ma defee nii avec l'aide même sama loxo kese mun na ko génnee donc gis nga nii mu pare ma daal di koy jël liñ defaroon fii mooy dañu jël 2 cuillères à café boo xamante ni dañ ci def sucre daal di si mélanger cannelle bi donc mu nekk lii doon nañ ko defar ci bernde yeneen yi nga xamante ni léegi dañ koy def day nekk loo xam ne dañ koy glacer ci kawam noonu léegi li may def mooy bu fekkoon ni yeneen pâtes yi la damay xóoyal beurre par exemple après def ko ci beurre bi daal di koy génnee door ko def ci suukar bi mais bii nii comme poudre d'amande la loolu am na assez de kii matière grasse donc damay jël rek gis nga su ma defee nii mangook pare su fekkee aussi buggoo def sucre bi nii bon lii du suukar dëggantaan mooy suñu substitut de sucre bi rek li ngay def mooy da ngay daal di bàyyi nga omettre ko bàyyi ko suñu paree dañ koy daal di saupoudrer ak substitut sucre bi nga xam ne dafay nekk comme genre sucre glace donc ñu def ko ci après nga xam ne bu ñu paree dinañ leen wan le produit fini incha allah. kon mbokk jullit yi mbokk taalibe ñoo ko gisandoo seen dessert / ndekki donut yi nga xamante ni moom lañ leen defaroon mu ngi nekk nii nga xam ni dañ ko remplacer ak poudre d'amande nga xam ni bu la neexee nga def ko ak flocon d'avoine wala yeneen xeetu gluten free mooy farine yi nga xam ne amul gluten yi nga xam mën nañ ko remplacer ba mu des farine de coco voilà farine de coco bi boobu dinañ leen wan beneen yoon nuñ koy defaree parce que moom moo xaw a gën a délicat tuuti donc beneen yoon dinañ leen indil bu farine de coco j'espère que di ngeen ko essayer te dina neex seen waa kër comme ni mu neexee suñu waa kër di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah